suñu làmb xamal Pape ma dikk ak yow nag ci lu doy waar loo xamante ni ma nga xew ca quartier Jannatul Mahwa ca Touba benn soxna suñuy wax may moo tàngal diwlin ba mu tàng fekk jëkkër ji di julli mu sotti ko xam nga lu ñu jotee lu tax karaaf bi toj lu tax nga toj karaaf bi xale bu jigéen bi dugg ci waañ wi tàngal diwlin ji ba mu tàng fekk waa ji di julli mu ne ko yuréet man nag am na lu ma dal démb Pape maa nga aye woon ci kër Mariama doomi Ndey Mbay Ja gis naa ko mu teg diwlin waaye ndawal lu duuf la ca teg suttil ma ko ma lekk jamono ji may wax ak yow maa nga jëm ca doomu gudd fan ca ndey aji màgget maa ngi gis mu tàngal diwlin ba mu tàng waaye ganaar laa ko gis mu ko ne cooy ca biir te bu ma demee mu tegal ma ko jigéen dëgg nag day mel ni soxna Pape An wala soxna Garmi mbaa bu Pape Cheikh mbaa bu sama yos bu tegee diwlin ndawal la cay def mbaa ganaar waaye teg diwlin amuloo looy def du li ko sotti sa jëkkër lii du royukaay yu baax dafa dal xel may moom bu ñu ko may dara Pape jërëjëf El Hadj Pape waaw fi ma génn xam nga sañse bi rafet na de xam nga gars yi dañ doon wax jamono jii yëpp benn xarit Sophie Diop waaw bu fondation 221 ak càmmiñam ca États-Unis ñoom nga xamee ni at bu jot su ma dee def tous pour ñoo may jox ay kitu ceeb di ma dimbali ci liggéey bi nee na sa sañse bi dafa rafet waaw loolu Mame Diarra Fashion la Pape voilà 77 510 08 09 ndax ku yokku cere da nga war a dolli ñeex dëgg la ñoom ñoo ciy jàpp ci lool te xam nga ni solol télévision bés bu yàlla sàkk yéen ñii ci yàgg xam ngeen ni dafa métti lool kon ku bëgg lu mel ni da ngay dem ci Mame Diarra Fashion 77 510 08 09 mooy gërëm di sant bu baax Serigne Medoune Sey borom tawféex nee na fu ngeen ko baatare mu kupp ko macha allah kontaan ci yow jërëjëf El Hadj Oustaz Pape An kontaan nañu bégee yaa Mouhamed Garmi bég naa jaajëf kontaan nañu bégee nañ bu wér jërëjëf Samba ba suba Inch'Allah incha allah ñu ngi lay gërëm bu baax ci jàppandal geek tàmbali gi ngay amal ci quartier général bi li nga tëjee sax ci laa bëgg a ñëw léegi ak Marie-Louise Ndiaye Cissé loolee mooy violence conjugale dañu koy dégg nag lu bëri période bii nga xamee ni période de couvre-feu la on passe plus de temps avec nos femmes ou les femmes passent plus de temps avec leur mari bu gàtt xel juddoo ci kër yi rek ñaawteef am yenn saa yi tontu yu ñaaw yenn saa yi xol yi jóg yenn saa yi xol yi tàng daganalu ma ko waaye dañu seetlu Marie-Louise que violence conjugale dafa doon daanaka lu sonal dëkk yëpp du Sénégal kese des fois j'entends certaines personnes di wax ni waaye Sénégal jëkkër yi ñu ngi rey seen jabar yaa ngi rey seen jëkkër yi mais c'est partout c'est un problème surtout jigéen ñi ñoo ci gën a sonn donte am na ay góor yoo xamante ni ñu ngi souffrir ndax violence conjugale. effectivement Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi Garmi Oustaz Pape An ak Mairie Pape violence conjugale dafa nekk loo xamante ne yemul Sénégal. c'est un problème mondial wax nga ko partout dans le monde couple yi ñu ngi dund loo xamante ne ñu wax ko ak ñu ñàkk ko wax ñu ngi dund ay ñaawteef yoo xamante seen néegu sëy au Sénégal dañuy wax statistiques yi dañuy wax 53% ñi naan 33% de violence conjugale période confinement dafa gën a bëri mais violence conjugale dafa nekk loo xamante ne ay cause am dafa bëri et OMS dafa ne jigéen ñi ñoo ci gën a nekk ay victimes góor ñi dañ leen di violenter parce que gis nañ cas bi xew Touba koo xamante ne mooy victime bu mujj bi mais jigéen ñi ñoo ci gën a nekk ay victimes jigéen ñoo ci gën a nekk ci ay affaires yu banal ay tontu nga ma ay lan moo tax defaroo añ bi à temps lekk bi à temps toppatoo xale yi ay fiiraange ay détails yoo xamante ne mën na ñàkk ci sëy loolu mooy cause violence conjugale OMS loolu la wax et soo xalaatee violence conjugale da ngay penser que c'est juste physique Pape Cheikh du violence conjugale du kese statut physique bi parce que violence psychologique aussi dafa am morale dafa am psychologique mooy yoo xamante ne verbal dafa am par ay saaga par ay insulte ay wax yu métti psychologique mooy ay comportement yoo xamante ne ku góor ki mu ngi koy am par rapport ak man mi nga xamante ne man may jabaram ay abandon voilà c'est vice versa c'est jigéen ak góor ay abandon ñàkk a toppatoo ñàkk a faale violence économique aussi dafa am muy loo xamante ne lan la nga bàyyi ko jigéen ki parce que en général góor moom moo yore kër nga violence économique bi mooy lan nga bàyyi ko ak kër gi ak charge familiale yëpp joxoo ko dara joxoo ko dépense bàyyi ko ak charge yëpp et c'est un cycle
vicieux boo xamante ne Pape maa ngi ciy waxtaan ak suñu xarit Aminata Liban suñu psychiatre clinicienne moom nee naa ko ni ngay xasee Futurs Médias noonu lañ la bëggee mais moom elle a des critiques yoo xamante ne constructives moom elle m'a dit que c'est un cycle vicieux voilà c'est un cycle déedéet ba ko kooku suñu xarit la suñu xarit la man lu ma waaye mën a wax rek mën naa la delloo suñu xarit la Pape Cheikh suñu xarit la voilà suñu xarit la moom c'est un cycle vicieux boo xamante Pape mais c'est un combat combat wu ñëpp la. combat wu ñëpp la et violence conjugale comme ni ma la doon wax ne cycle vicieux la day commencer ci lan tension boo xamante ne ay mer ay irritation ay comportement nga xam ne ci yu bari ku góor ak ku jigéen kañuy violenté danaan kii lii de tey dara dina xew ñu jógee foofu ci tension ba dañuy jógee ci crise bi mooy lan ay saaga ay dóorante ay xeex beneen étape bi ci topp mooy lan justification autour voilà léegi beneen étape bi Pape Cheikh justification la parce que da ngay def sa jéego ba pare après tu essaies de te justifier man mii de lii am na ñoo xamante ne dañuy jël faute bi teg ko ci keneen ne defuma dara am na ñoo xamante ne dañuy jéem a justifier seen acte am na ñoo xam ne dañuy def comme si de rien n'était yow aussi de ton côté da ngay jéem a accepter excuse yi nga xamante ne moom la ñu def pour juste sauver le couple et d'ailleurs 4e étape bi mooy loolu l'étape de la lune de miel bi nga xamante ne kee day ñëw commencé ay neexal ay promesse ay kii pour reconquériraat jabaram wala jëkkëram kee aussi nangul ko donc c'est un cycle vicieux boo xamante ne pour nga génn ci dafay nekk problème et pourtant Pape Cheikh dafa bëri nit ñi ñu ngi ciy dee nit ñi ñu ngi damm seen i loxo ñu ngi leen di soode ñu ngi leen di rey et mënoo wax violence conjugale aussi te waxoo le viol conjugal religion am na lu mu ci wax xam naa oustaz Pape Anne ce sera pas la même chose ak li yoon wax mais dans le couple il y a le viol conjugal loolu dañ ko réprimer parce que tey nga ànd ak sa jëkkër nga mu violenté la violé la abusé la loolu c'est réprimé par la loi naam pour nga indi preuve yi du yomb mais c'est un délit boo xamante ne tey jii dañ ko criminaliser sax au même titre que le viol bi nga xamante ne moom la ñu def sur une petite fille sur une dame mu forcé la mu nga forcé la yow peut-être religion bi am na beneen lecture boo xamante ne mu ngi ko ciy def yow di nga ci ñëw peut-être yow yaay xool di nga ci ñëw mais boobu aussi violence conjugale la mënoo ko ñàkk a boole ci forme violence conjugale donc pour mu gën a leer ñu xam lan la ci yoon wax dinañ ñëw ci conséquences yi après dañu dem seeti maître Fatou Ndiaye Touré avocate à la cour mu wax ñu lan la ci yoon wax ak lan nga xamante ne ki nga xamante ne dafa violenté muy ku góor ki ak ku jigéen ki jabaram wala jëkkëram lan moo ko ciy xaar. violence conjugale boo koy dégg mooy façon xoqatal ak ñoñantal bi nga xam ne ñaari woy dencante ñu ngi koy dund seen biir kër ci seen biir sëy violence conjugale mën na nekk lu physique maanaam loo xam ne ay dóor la ba am ci ay gaañ mën na nekk aussi psychologique maanaam loo xam ne du am trace la mais nit ki mi ngi la koy wax wala mu koy ay jëf yu sew yu mu lay def ay humiliation yooyu ci violence psychologique lay dugg mën na revêtir également forme sociale maanaam ki nga xam ne dangay sëy ak moom mu tàqale la par exemple ak say mbokk ak say am di jàmm pour isoler la en fait pour mën la gën a violenter pour mën la gën a contrôler loolu aussi forme violence la liñ ci mën a jàpp ci surtout fan yi ak pandémie bi fi am virus Covid-19 bi dañu seetlu que ni violence conjugale yi dafa gën a yokk boo seetloo déjà au Sénégal yenn études yi nee nañ def nañ ay sondage ba 33% yi ménages yi ñu enquête firndeel nañu am na ñu ngi dund violence conjugale ci seen biir kër am na sax ay études yu démontré que ni taux bi yegg na ba 53%. yoon nag lim ci wax en fait bëri na texte de loi yi lu ci ëpp li réprimer violence conjugale mi ngi ci code pénal am na ci loo xam ne aussi sur le plan civil mi ngi ci code de la famille donc su dee bu ñu jëlee par exemple le code pénal dafa am loi bu ñu adopté en 1999 bu réprimer spécialement ou spécifiquement les violences conjugales donc loi boobu à travers l'article 297 bis dafa wax ni ñaari way dencante kenn ci ñoom bu fekkee dafa porter des coups
wala muy occasionner ay blessures wala mu exercer forme violence bu mu mënti doon ci ki nga xam ne moom lay denc wala ki nga xam ne moom la nekkal yoon mën na ko daan peine emprisonnement bu dem ci 1 an ba 5 ans ak amende bu dem ci 50 000 ak ba 500 000 francs te loolu bokkeewul ak victime bi nga xam ni mën na demander réparation devant le juge ñu alloué ko des dommages et intérêts et li ñu gën a loi bi dafa aggraver peine boobu parce que dafa ni ci cas violence conjugale yooyu que mu am maladie wala ITT de plus de 20 jours wala bu ko amul sax juge bi mënul la accorder sursis c'est-à-dire mënul la accorder nga bañ a tëdd sa peine donc looloo ko différencier ak loi de 1965 bi avant mënoon nañu accorder sursis mais ak loi de 99 bi sursis amatul en cas de violence conjugale. menaces verbales yi aussi code pénal daf ko réprimer à travers l'article 293 qui réprime les menaces verbales de violence ou de voies de fait parce que souvent damay dégg jigéen ñi comme góor naan sama jëkkër daf may menacer de mort daf may chantage ak yooyu demee noonu loolu aussi code pénal daf ko prévoir à travers l'article 293 bi ma kii léegi mën nañ la ci yoon mën la ci daan peine d'emprisonnement bu dem ci 6 mois ba 3 mois ak une amende de 20 000 ak 50 000 wala benn ci ñaari peine yi loolu aussi plus dommage intérêt bi nga xam ne victime bi mën na ko demander ñu alloué ko. mu ngoog ñu doon déglu maître Fatou Touré. Fatou Ndiaye Touré voilà muy expliquer yu am solo c'est vrai que tu as développé ci début bi mais moom it wax na yoo xam ne ni mën nañu ko jàpp ci li tubaab tuddee violence conjugale. effectivement Pape Cheikh moom wax na lan la ci yoon wax des peines allant de 1 à 5 ans yoo xamante ne nit ki mën na kaa tëdd et violence conjugale Pape dafa am ay conséquences yoo xamante ne da koy am ci femme bi nga xamante ne dañ koy violenter dafay dem ba dafay am benn personnalité am dafay am benn manque d'assurance bi nga xamante ne da koy am parce que chaque jour suñu lay dóor di nga am loo xamante ne sa personnalité day wàññeeku crise de personnalité da nga koy am da ngay soo demee ba tey jii am na ñoo xam dañ ciy dee am na ñoo xam dañuy damm seen loxo tey jii tey soo demoon ba divorcé bëgg a duggaat ci benn sëy da ngay ragal dugg da ngay am traumatisme am na ñoo xamante ne duñ ci nelaw ñoo xam dañ ciy amee ay dépression ñoo xam dañuy naan garab pour calmer wu dafa am beneen conséquence boo xamante ne bu gën a grave sur les enfants parce que xale bi nga xamante ne dafa gis parents am ñuy dund violence bi su nekkee ça il n'est pas témoin de cette violence là mais mu gis xam nga ñaar ñoo xamante ne juboowuñu day répercuté wu ci ambiance familiale bi kër gi du neex loolu traumatisme la koy def léegi nag su nekkee dafa fekkee ay dóor ay xuloo ay saaga loolu da koy traumatiser école da koy traumatiser mën nga dem école ñu jox la devoir nga xam lan lañ ñuy wax sax mais da ngay am benn trouble de personnalité ragal boo xamante ne da ngay ragal yëkkati loxo pour répondre da ngay am beneen loo xamante ne aussi da ngay foog ne lépp ça se règle par lan par ay yuuxu par ay dóor par ay saaga parce que exemple de famille boobu nga am amoo beneen exemple de famille parfaite bi nga xamante ne tout se règle à l'amiable et tout donc c'est ça se répercute sur les enfants sur les femmes ak li gën a métti au Sénégal mooy lan Pape Cheikh la muñ dañ naan jigéen da ngay muñ soo sëyi dañ la naan muñal lañ la wax sëy neexul da ngay muñ